والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo doon gëstu te ñuy tàmbale depuis si suba ba si ngoon sax yàlla na yàlla bindal tiyaaba seen gëstu yi yàlla na jëriñ société bi ak waa Harakatu Falaa ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy sababu ndaje bi. dëgg yàlla waxtaan bi am na solo donte man bi ma njëkkee gis thème yi dama gisoon ne thème yi nga xam ne surtout yi si aju si wàllu nawaazil yooyu waxtu biñ ko may dafa néew lool li jàll si suba loolu rek waroon na jël benn maanaam bis ngir jàngat yu xóot yi si aju ak yi nga xam ne moom moo ñëw sànq ñu jëm si wàlla tanzimu nasl wala tahdidu nasl. ëmb war na loolu si jëm moom feebar la boo xam ne bu ñu war a encadrer si wax yi nga xam ne rot na fi. beneen bi bu ñu xoolee côté diine lu jëm si wàlla tahdidu nas wala tanzimu nas du bunt boo xam ne dañ koy tijji comme ni ko docteur Tahir waxee tijji ko noonu boyal ko waaye du bunt bu ñuy tëj. il faut masala yu mel nii yi baram xam di wax tahriru mahalli nisa mooy ñu xool côté yi nga xam ne borom xam-xam yi dëppoo nañ si ak côté yi nga xam ne am na wuute ñu jàngat ñaari côté yooyu yëpp. su ma joxee misaal lii di wàll planning du bunt bu ñu tijji si wàll lislaam waaye si wàll médecine ñoom amaana du ñu ràññatle diggante kiy sëy ak ki sëyul mais bu nekkee si lislaam tomb bi ñi mu concerne mooy ñi nga xam ne ñu ngi si bu mu sëy. beneen bi it mooy li jëm si wàlla planning am na koo xam ne dafay ñëw ne ñaari doom la bëgg a am walla ñett mu ne parce que mënul yar ay doomam walla amul am moom côté boobu la koy jàngate fekk côté yooyu it bu ñu koy jàng ci côté charia walla dund yàlla moo ko yore walla yar it yow la koy yàlla gàll yow borom kër gi maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a sekk xale bi loolu warul tax nga daw sa responsabilité kon yooyu du nekkee ay argument yu dëgër. beneen bi it ma am ay laaj yoo xam ne mënoon naa continuer côté boobu wax dëgg comme 2 minutes la wax. laaj yi bu njëkk mooy lu jëm si wàllu ijtihaad mooy avortement bi deret boobu nga xam ne day génn si ku jigéen ki ndax dañ koy considérer deretu règle mu jël àtte boobu wala dañ koy considérer deretu lii di am doom xam na wala moo ko seera deretu wasin gisin waaw naam. beneen laaj bi mooy xukmu naqlil mani loolu si nawaazil yi mooy tànn maanaam jël mani yu tuxal ko. am na ñoo xam ne dañuy maye mani yi comme ku góor ki ñu ne mani yom baaxul wala ku jigéen keeg yu mel noonu. léegi est-ce que mani al ajnabi dina dagan ñu jox ko ajnabiya wala loolu xëy na ma bàyyi ñeneen ma bañ a dugg tafasil. beneen bi an nutfal muharram
mooy mani boo xam ne ñaar jote nañ si yeneen jàngat yi mooy bàyyi bu ëmbal doomam walla ñaar ñu bokk ndee ak bàyyi ñu jegante si côté boobu. léegi ndax foofu sharia dina may ñu def ijhaad wala isqaat ngi mbaal moo si farq bayna ijhaad ak isqaat bii nit a koy def bale maanaam yàlla moo koy dogal. léegi est-ce que nit ki am na sañ-sañ mu tuur ëmb boobu su fekkee si kaayoo la am wala koo xam ne dafa ëmb far yàlla dogal mu dof ndax dañ koy encadré wala dañuy tuur lii di ëmb bi su fekkee nag ëmb bi eggul si 120 jours xam ne ëmb day am ñetti maraaxil ñetti étape 40 jours yu njëkk yi 80 jours ak yeneen lii bu nekk nan ngeen si mun ne joxe ay leeral ñu ngi jégalu salaamaaleykum wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñuy am kontaan si jotaay bi fi ma bëggoon a accès suma participation rek mooy ci avortement médicalisé bi ma dégg sànq sunu mbokk yi jigéen ñi bi ñu exposé bi tudd ko te loolu ni mu melee mooy dafa mel ni ci yoonu légiféré ko la ñu nekk buñ ko deful ba pare. loolu problème bi ci am mooy yow mi ciy liggéey parce que xam nañ ne bëggatuma am doom rek rayal ma sama doom bi sama biir loolu dafa xaraam ñun ñëpp xam nañ ne dafa xaraam. léegi nag yow ban responsabilité nga ciy am ak ban buntu nga ci mën a génne parce que yow tey bu fekkente ne da ngaa dugg ci corps bi du yow yaay tànn ne lii laay def lii du ma ko def généralement noonu la mbir mi di demee. donc bu fekkente ne lu nga xamante ne bii kii tëral yoon ci réew mi tëralugu ko ba mu nekk lu définitif kon dafay baax muy association islamique muy lu mu mën a doon ñu jéem a user ci seen moyens yu ñu mun yëpp ak seen poids pour loolu bañ a nekk obligation ci ki nga xamante ne bii mooy fajkat bi su ko neexee def ko bu ko neexee bañ koo def ne la demal ci keneen bu nekk digganteem ak boroomam bu fekkente ne nii tamit tëral nañ ko ba mu am ba pare tamit problème bu mag la ndaxte bu yàlla ne lii jaaduwut législateur réew mi ne la lii jaadu na wala da nga koy def sax da ngay bàyyi lim la sant dem ci li yàlla def loolu nag donc loolu problème bu mag la boo xamante ne bii nii vraiment xaw naa cee am sax déjà ñëwent ci sama mbokk yi di liggéey ci secteur boobu parce que léeg-léeg nit ñi duñ koy tudd noonu dañ koy mës-mësal rek wax ne waaw ku sonn ku soxla nañ ko defal li nga xamante ne bii nii moom mooy avortement ngir sauver yaay ji yooyu rek la ñuy bëri tudd mais duñ la tuddal yeneen yi yow mi nekk nag ci métier bi li ma bëgg a xam suuf ñoom docteur ñu ngi xëy na ñoom ñoo gën a xam législation yi si waru aju ndax loo xamante ne bii nit ki obligation la ci am tey bu patient bi ñëwee ne la lii laa bëgg docteur defal ma ko avortement bii laa bëgg a def médicalisé bi te mu leer la ne yow xaraam na ci yow naka ngay jëflante ak loolu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa dañuy gën a tënk rek comme waxtu amul ñi ngi sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo organisé jotaay bi dëgg yàlla am na solo lool man dafa am ay question yoo xam ni yu ma ñor la yii dafa yu bëri dafa jëm ci docteur yi laaj bu njëkk bi mooy suñu pouvoir exécutif yi ban impact la ñuy ban rôle la ñuy jouer ci santé est-ce que ñoom dinañ am léeg-léeg ay politique yoo xam ni dafa waroog l'islam mais ñu di ko taarale ay maquillage yoo xam ni suñ ko joxee ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel de santé ñoom amuñu droit poser ci question mais fekk am na mbir yu nekk ci suuf yu ci lanu amaana ñoom exécuté rek lañ ci am maanaam ndax docteur yi am nañu ay gëstu yu jëm ci yooyu te loolu mooy waral ma indi laaj yi ma bëgg a indi ak aussi commercialisation bi nga xam ne mi ngi ci biir santé soo ko doon xool ci faj gi ban impact la def ci santé loolu tamit jàpp naa ni luñ mat a gëstu la gëstu yu xóot moo tax ma bëgg a laaj ci laaj yi laaj bu njëkk bi mooy
est-ce que planning familial amul lu nekk ci suufam lu ñuy tuddee limitation de naissance loolu laaj waaw laaj ndax amul ndax dañoo gis ne ñi ñu jiite te di doxal suñu wàllu santé léeg-léeg ñu am xalaatinu te am na ñoo xam ne wax nañ ko ne jur gu bari bi bokk na ci liy waral ñàkk ñu gëm loolu ki nga xam ne moo la jiite di doxal sa mbir gëmee mbir yi noonu day laaj moo tax léeg-léeg ñuy ragal ci yenn yi nga xam ne nit ñi koy tegal te dégg nga duñ ci xam ñu koy rafetal ñi nga xam ne ñoo koy exécuté danañ ko rafetal mais nag fekk na am na loolu ci suuf beneen laaj bi mooy lan moo tax planning ñu di ko proposé ñi nga xam ne ay jànq lañu amaguñu jëkkër lan moo tax vraiment loolu war nañ koo laaj waaw ñi bu baax a baax a baax parce que dafa mel ni kon am na loolu nekk ci suuf boobu ñetteel ba mooy est-ce que ñi nga xam ne ñoo koy proposé jigéen ñi dama seetlu ne hôpital yi léegi jigéen bu am doom moo xam am nga risque moo xam amoo risque dañ la koy proposé loolu dafa bokk ci ni ñu leen di formé ni ñuy formé sage-femme yi mooy ku am gone léegi na ko koy proposé moom nag moo war a tànn même loolu tamit wax dëgg yàlla laaj beneen laaj ci samp laaj bu mujj de waaw kon laaj bu mujj bi mooy est-ce que effet secondaire yi nga xam ne moo nekk ci façon planning familial est-ce que dëgg-dëgg gars yi maîtriser nañ ko maanaam ñi ciy liggéey est-ce que maîtriser nañ ko dëgg-dëgg loolu moom mooy laaj bi hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sallam kii mu ne sage-femme laaj mu ne bés dafa am benn soxna su ne ko bi mu wasinee ba pare si ay soins bu mu demee def ko dañ ne ko danoo ñëwaale sa col de l'utérus muy laaj ndax kon am na risque bu muy courir pour jël beneen grossesse ñaareel bi mooy ndax nit ki mën na yem rek si benn wala ñaari écho beneen laajte bi mu ne xale yi jigéen yi am di néew juróom-ñeenti at ñi nga xamante ne dañ leen bëgg vacciner li aju si protéger leen si cancer de col de l'utérus nit ñi am nañ si jiixi jaaxa yenn docteurs yi di wax ne lu baax la ñeneen ñi ne leen dara baaxu si bëgg nañ ñu leeralal leen si docteur Diatta kon si tënk incha allah docteur si kii bëri na de day wàññi ay bisimilah salaamaaleykum waaleykum salaam comme que temps bi mayoo ko duñu guddal waaw bëggoon nañ ay précisions yu ñu war a def yu am solo mooy genre question yu mel ni kenn su dem ak sentiment te fi dafa bëri ni dëgg naa nettali nañ ma am na ko dund expérience jàmbur du xam-xam pour jël si ay at loolu question yu mel ni vraiment bëgg naa si ñu bàyyi sa xel beneen bi aussi ñu wàññi suspicion muy ñii dañuy fexeel jullit ñi loi yi pour wàññi jullit ñi duñ jur alors que dëkk ñu nekkul dëkk jullit ñu ngi pratiquer les mêmes choses donc yooyu noonu aussi baax na ñu koy wax ñu indi ay firnde sinon dañuy bàyyi nit ñi si ay doute yoo xam ne parfois amul fondement loolu aussi lu jar a bàyyi xel fu may jeexalee mooy wàllu césarienne ñi pratiquer césarienne dañ ko ñoo def juróom-ñaari at médecine def spécialisation 4 ans am expérience am ay critères yu ñuy defee césarienne donc ñoom bu ñu nee selon seen critères lii la donc dafa am fu ñu ko teg donc nekkul nag ay exception amul yooyu aussi baax na ñu koy préciser ni kii jàkkaarloo yow nekk gynécologue di la wax ay critères nekkul dafa toog rek ne la il faut ñu def la césarienne parce que rarement la koy proposer am na yoo xam ne bu la ko proposer laaj ko critères yu ko teg xëy na moom dina la jox ay explication lii yëpp pour la ñu bu ñuy waxtaanee xam-xam ñu éviter di jël ay opinion yu nit ñi di wax si mbedd bi parce que opinion du xam-xam donc loolu ay précision yu ñu woon def li ñuy waxtaanee nii si wàllu reproduction ak santé actuellement moom moo lëmbee adduna bi question bioéthique yëpp tey si monde musulman bi sax lii la donc man dinaa jéem a tënk rek Abdallah pour bañ a guddal parce que temps bi xam naa lépp xaj dafa am ñetti étape yoo xam ne pour ñi di bind mémorandum bi bu ñuy réfléchir si question yi tenir si compte damay joxe principe yi rek bu ko defee ñoom ñuy réfléchir wala ñu si gëstu si wàllu islam. tey ñu laa dugal si comité bi rek. imam damay waaye incha allah bu ñu amee jot bi dañ ko léegi si wàllu kii étape bu njëkk bi mooy balaa am di am
wax nañ ci wàllu planification familiale loolu solo mooy méthode yi su méthode yi amee problème bu jullit ñi gën a am man mi nekk jullit lan la ma l'islam may bu fekkee dañ ko utiliser comme dëkk bu mel ni Sénégal am na ko fi wax léegi par exemple jigéen célibataire bu ñëw est-ce que man praticien war naa ko proposer loolu bu fekkee jullit la loolu question la boo xam ne ñun war nañ ci réfléchir joxe ay recommandations donc man am naa sa opinion mais fii du fi xaj beneen bi mooy am na ñu tuddee tey pluie du lendemain nga xam ne jigéen bu sëyee ba pare rek mun na ko jël mu avorter boppam mooy benn garab la boo xam ne léegi avortement la poson la boo xam ne mun nga ko naan si saa si mu yàq ëmb bi. loolu ñi gëstu war nañu si ay réponses parce que lu bees la nekkatul kii ku jigéen ki mooy dem si gynécologue pour mu yàqal ko ëmb bi mais lu ñu lay jox la nga yor ko si kër saa yu la neexee boo sëyee ba pare naan ko ëmb bi yàqu donc loolu lan moo si àtte l'islam te loolu lu bees la. beneen bi mooy lu ñu tuddee wàllu procréation artificielle am na ku ko wax mooy jigéen boo xam ne mënul am doom dafa jaasir tey science toll na foo xam ne am na ay méthodes yoo xam ne mën nañ jël ay gamétam boole ko ku góor moo xam borom këram la wala du borom këram doom sosu si bu si doom sosoo moom bu ko neexee mu ëmbal ko boppam bu ko neexee ñu jox ko keneen mu ëmbal ko donc loolu aussi war nañ si mën a xalaat te loolu lu am la lu ñuy pratiquer la lan moom mooy gis-gis l'islam si loolu aussi ñun war nañ si indi ay réponses beneen bi mooy bu mu mujjee wax ni lu tax mu gën a développé mooy am na dëkk yoo xam ne dañoo légaliser li ñu tuddee mariage homosexuel ñooñu le plus souvent bu ñuy am doom méthode boobu la ñuy préférer mooy dafa am ay don de gamètes am keneen ku leen koy ëmbal après kii bi doom léegi lu tax ñu posé question boobu man en tant que médecin jullit ñoo xam ne couple loolu lañ gëm nekk ay borom ñaari tur ñëw si man bu ma defal leen loolu man en tant que jullit ban position laa sa war a am loolu aussi war nañ si dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si domaine boobu. indi leen ay réponses yoo xam ne ay réponses yu leer la. loolu moom mooy avant ëmb bi léegi période ëmb bi wax nañ avortement bu ëmb amee ba pare avortement bi fii ni ñu ko waxee dañ ko xaw a limité limité bi moom mooy nag du question kii am na doom rek ëmb na rek avortement mais am na beneen façon avortement mooy gamète sànq da ngeen dox docteur Ahmad Lo wax am na ñoo xam ne dañuy congeler seen gamète bu yàgg denc ko mooy jël nañ ndoxu góor gi ak ndoxu góor boole ko mu nekk fœtus wala mu nekk embryon terme boobu lañu jël embryon boobu bu fekkee nit ki soxlaatu ko te nit la est-ce que dagan na ñu fat ko loolu aussi war nañ si indi ay réponses parfois aussi bu ñu composé mbir yi dañuy composé yu bëri bu ko defee buñ koy jox ku góor gi benn rek lañ tànn yi des aussi est-ce que am nañ droit avorter ko fu may jeexalee mooy ëmbal nit du ëmbal nit yoral nit ëmbam gestation pour autrui xam nga ni ñu koy waxee pour mère porteuse voilà c'est-à-dire ñu fay la ñu ëmbal ko yenul jàmbur rek voilà je ne sais pas xam nga yentul ko ëmb bi waaw lan la si l'islam wax loolu war nañ si xalaat léegi fu may jeexalee après ëmb boobu accouchement sànq wax nañ fi ay inceste léegi accouchement boobu ki nga xam ne dafa am inceste am na dëkk yoo xam ne dañuy def accouchement X mooy ki ñëw accouché li koy accouché du ñu xam turam du ñu xam kan mooy papaay xale bi du ñu xam kan mooy yaayu xale bi ñoom bu ñu paree rek xale bi dañ ko jël état moo ko yor loolu am na nu mu tudd dëkk yu mu am na accouchement sans anonymat mooy ku jigéen ki day ñëw ne moom day ñëw pour wasin mais du wax turu papa ji moom mooy jël li nga xam ne moom mooy wàllu filiation xale bi moom rek la bëgg mu feeñ du bëgg a turu papa ji feeñ loolu war nañ si xalaat pour indi si ay réponses. bismillahi rahmani rahim salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa baad question yu bëri def nañ ne ñoo nañ ci jëm si planning am na ci yoo xam ne si mën nañ ko jëmale bokk na ci question bi bu léegi sage-femme boo xam ne clinique bi mu liggéeyee ñoom dañuy jëfandikoo di avorté nañ ñi ñu ci jàppale fekk sax du yoon moo leen ko may fekk na ndax dina dagal mu ci liggéey moom waaw bu fekkee am na feneen fu mu liggéeyee loolu lañ koy sant ngir mu na def feneen liggéeyee foofu waaye du jàppale kenn ci loo xam ne islam yoonalu ko diglewu ko
permettre ko. loolu duñ ko may kenn moo xam si côté avortement la wala leneen la lépp loo xam ne l'islam doonalu ko mayewu ko duñ may kenn mu ciy jàppale keneen wala mu ciy liggéey moom wallahu taala alam. am na question bi fi ñëw sànq itam te muy mère porteuse yi nit ki jël maniyoom ak ovule soxnaam ñu def ko si beneen jigéen ginnaaw biñ ko traité ñoom ñoo xam nañ koy defee loolu ndigam dina dagan wala du dagan li ma ci gisal borom xam-xam mooy du dagan ndaxte nag kooku du yaayam te dañuy tere si lislaam nit ki di jël maniyoom di ko def si jigéen boo xam ne du jabaram illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ñaar ñooñu la lislaam santaane ngir ko góor ki di dugal si ñoom maniyoom waaye bu fekkee dafa jël maniyoom def ko feneen loolu duñ ko yoonal ci li ma gisal borom xam-xam yi sunu jamono ji wallahu taala alam. deret bi nga xam ne ki avorté mu ngi koy gis ndigam deret bu yàqu la deret bu bon la wala deretu njur lañ koy considéré nifaas borom xam-xam yi dañ koy détaillé dañuy ne bu fekkee lu jiitu xale bi di formé wu ba ñu gis ni kii kat nit la lu jiitu 4 mois yi loolu duñ ko considéré deretu wasin waaye bu fekkee ginnaaw 4 mois yi la nga xam ne cër yi itam feeñ nañu ñu gis ni kii nit la loxo yaa ngi nii bopp baa ngi nii tànk yi bu boobaa deret bi muy gis foofu deret du wasin dañ koy considéré dafay jël atte ku wasin gis deret waaye lu ko jiitu loolu deret bu bon rek la du ko tere julli du ko tere woor. ñëw nañ si maye maniyu loolu itam dañ koy tere nit ki jël maniyam di ko may keneen étranger si moom ñu koy def si jigéen bu étranger loolu dina dugg si laaj bi ñu tontu sànq. ak deret bi nga xam ne dafay ñëw jóge fekk cause am planning bi la femme bi mu ngi def planning deret bi ñëw di changé wu bokkut ni mu daan ñëwee day perturber règle mi par exemple deret boobu lan mooy àtteem loolu duñ ci mën a joxe benn réponse bu gaaw ci jotaay bi nii ndaxte nag cas yi dañuy bare dafa am ay différence yu bari ci nekk waaye femme boo xam ne gis na ni deretam régleetul ginnaaw bi mu defee planning dafay woo borom xam-xam bi expliquer ko moom kat gis na ñaari jours ñetti jours après mu arrêté ñëwaat comme ça mu expliquer ko ngir borom xam-xam bi mën ko wax ni yow deret bi jiitu bi règle lee du règle kon foofu cas bu nekk ak àtte bi ñu koy jox waaye mënuñ ci joxe benn àtte général ndaxte mën na nekk règle mën na bañ a nekk règle itam. bu fekkee dafa jéggi ñeenti weer yi fekk comme ni ñu ko waxee sànq avortement bu dépassé ñeenti weer yi rek kooku borom xam-xam ne dañuy tere nit ki di yàq ëmb bi waaye nag bu fekkee dund ku jigéen ki dafa nekk ci risque di dund yaay bi dafay nekk lu ñu risqué lan mooy nekk àtte bi cas boobu dañ koy jàngat dañuy laaj spécialiste yi ñoom lan lañ gis ci cas bi. ginnaaw loolu ñu laaj borom xam-xam yi selon li spécialiste yi ñu wóolu wax bu boobaa la ñuy andi àtte bi waaye duñ ne kooku àtteem lii la may nañ ko mu dindi biir bi ndaxte nit ñi soo leen waxee benn mbir mun nañ ko yaatal loo xam ne eggu fa sax ñu eggale ko fa waaye boo ne itam da nga koy tere loolu du dagan mën nga lor keneen koo xam ne mérité woon na wala yoon mayoon na ko sharia mayoon na ko ngir mu dindi ëmb boobu. kon si cas yooyu dañuy xaar bu mu am ñu présenté ko spécialiste yi ñoom ñu wax lu ci seen xalaat ginnaaw loolu borom xam-xamu fiqh bi sukkandiku si loolu mu joxe àtte fiqh bi wallahu taala alam. kii docteur Khadija demal si yenn yi après mu ñëwaat pour fàttali yeneen kii voilà wala Khadija baal ñu li mu wax si wàllu inceste mooy. ñaar ñi nga xamante ne sëy dafa xaram seen diggante ñu ànd ba nu mu tuddati ëmb juddoo si ndax dina dagan ñu tuur ëmb boobu wala déet docteur avant 4 mois. ñaar ñoo xam ne sëy daganul seen diggante buñ gisee nag ñoom ñaar ñu daal di gisee far yàlla tudd ci ëmb ndigan dina dagan ñu dindi ëmb boobu wala lu dagan xawma luy daganal ñu dindi ko bal ñooñu dañ leen war a teg ci charia daf leen àtte charia bu fekkee loolu mu ngi fay dox waaye lu jëm ci ëmb bi
xawma benn dalil buy yoonal ngir ñu dindi ëmb boobu waaye lu ñu war a traité foofu mooy tere nit ñi lu jëm si loolu xool lii sabab loolu ñu arrêté ko loolu la ñuy war a gën a bàyyi xel waaye dindi ëmb bi xawma benn dalil bu koy daganal wallahu taala alam bismillah alhamdulilah léegi am na benn question bu ñu njëkk a posé di wax ci ki nga xam ne day def planning ba pare du gis règle léegi situation bi mën a andi loolu bokk na ci mooy jigéen bi nga xam ne dafay nàmpal doomam parce que am na jigéen yoo xam ne suñuy nàmpal seen doom ba xale bi di am ñaari at duñu gis fóot te fekk loolu jotewul dara ak planning donte am na planning yoo xam ne soo koy jël mën nga bañ a gis fóot donc loolu day dellu ci effet secondaire yi mooy deuxième question mooy am na façon planning yoo xam ne soo koy jël doo gis sa fóot am yoo xam ne da ngay gis sa fóot léegi ñàkk gis fóot bi bu ñu yaakaar ne dafa nekk deret boo xam ne day dajaloo sa biir di dajaloo sa biir ba bés boo arrêté planning bi deret boobu day génn parce que li tax doo gis fóot bokk na ci mooy am na si garab yoo xam ne soo ko jëlee li nga xam ne moom mooy tax nga mën a gis fóot loolu lay def nekk du manque moom nan laa ko mën a expliquer ci wolof endomètre bi nga xam moom mooy mel ne luy sax ba toll ci weer bu ëmb amul mu sotteeku loolu lay def nekk du manque bu ko defee ne mooy tax doo gis sa fóot donc en dehors de ça mën na nekk aussi nàmpal parce que am na jigéen yoo xam ne du jigéen yëpp mais suñu nàmpal même suñu deful planning duñu gis fóot am na benn question boobu moom dafa ne est-ce que accouchement mën na andi mort cérébrale xëy na fu mu ko mën a andi mooy ki nga xam ne dafa accouché fekk mu def crise te crise bi tension moo ko andi donc mu def li ñuy wax crise d'éclampsie après mu dugg ci coma dem ba andi mort cérébrale def naa situation yu mel noonu moo mën a andi mort cérébrale boo xam ne c'est lié à l'accouchement wala peut-être koo xam ne dafa saigné saignement bu metti dem ba yuur gi deret eggatu fa donc mu def li ñuy wax mort cérébrale léegi am na beneen question tam kuy laajte ne méthode naturelle yi yan la donc méthode naturelle yi pour résumer ko booy seet ñett la am na lu ñuy wax méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée mooy ñetti weer yu njëkk yi ku jigéen ki wasin su fekkente ne dafay nàmpal doomam allaitement maternel strict nga xam ni du ko jox biberon du ko jox dara daf koy nàmpal lu mat juróom-benn ba juróom-ñaari yoon ci kii bi ci nu mu tuddati ci journée bi donc loolu moom daf koy aar ci juróom-benn weer yu njëkk yi donc loolu noonu dañ koy utiliser mais ñetti juróom-benn weer yu njëkk yi rek lay efficace bu dépassé juróom-benn weer te à condition que du gis fóot mais su fekkee day nàmpal doom ji régulièrement pendant 6 mois fekk bi mu amee weer wala ñaari weer mi ngi commencé waat di gis fóot méthode boobu dootul amati njëriñ beneen méthode bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moom moo gën a siiw nga xam ne depuis yaakaar na am na xadis yu si doon wax mooy asl je pense su ma ko si kii bi mooy mu góor bi mu sëy ba nga xam ne desul lu dul ndox bi génn mu tuur ko si suuf mooy original beneen bi mooy méthode de la glaire et de la température mooy jigéen bi am na fu muy toll day gis ne que am na lenn luy génn si kanam loo xam ne dafay gudd day transparent comme ndox di mel ni luy xëccu en plus période boobu yaramam day xaw a mel ni lu tàng donc période boobu mooy période ovulation bi donc su xamee période boobu kañ lay ñëw mu éviter di sëy ci période boobu pour mu bañ a ëmb ci période boobu bari na ñoo xam ne dañ koy def dafay efficace mais à condition que seen cycle nekk lu régulier maanaam xam nañ seen fóot nu muy ñëwee lu tardé du am benn gàllankoor beneen am na beneen question muy wax laaj ci avortement provoqué retenir lan la ci wax j'ai oublié ce qu'il a dit beneen bi am na benn question buy wax ci avortement loolu waxoon nañ ko nekk su jigéen su avorté li ñu koy digal mooy mu toog ñetti weer yooyu pour mu permettre butit njurukaay bi mu delluwaat na mu meloon
bu fekkee dafa am feebar yu ko dal ñu traité ko balaa muy ëmbaat ëmb bi di yàquwaat si beneen mois bi teg la ay ëmb yu yàqu te fekk li nga xam ne mooy andi ëmb bi fajaguñ ko bu dee koo xam ne nag dafa def césarienne kooku day laajte bu defee césarienne kañ lay mën a commencé di sëy césarienne bi je pense que amul trop rapport ak wàllu sëy parce que bu fekkente ni ci wàllu butitu jurukaay bi li ci biir pour mu wér moom il faut nga toog 18 mois mooy at ak genn wàll ci lay cicatrisation utérine bi di mën a am parce que ci kaw ni day wér mais ci biir butitu jurukaay bi comme dañ ko ubbi woon ñaw ko 18 mois mooy période bi nga xam ni moom lay toog pour mu wér mais ci wàllu côté sëy bi moom mooy décider moom ak borom këram bu fekkee set na amul luñ ko ci tere pour digal ko mu def planification ba doom bi am at ak genn wàll nga xam ne leer na ne léegi butitu njurukaay bi wér na après mu doog a xool ndax mu xam ni que léegi choix bi si moom la des comme li may wax moom mooy décider. léegi beneen bi mooy kii day laajte ndax ku am infection mën na sëy borom këram waaw parce que am na infection yoo xam ni mën nañ ko wàllante diggante ku góor keeg bu jigéen gi donc su fekkente ni gis nañ ne que infection bi am na parce que lu ci ëpp day fekk ñooñu nekk nañ ba pare donc li ñu mën a def mooy soo amee infection ñu gis na que infection bi day wàllante dañuy traité ñaar ñëpp da ngay traité bu jigéen ki traité bu góor gi donc sauf mu nekk loo xam ne vraiment loolu daf si am terewul si sëy mën ci am waaw man am na benn question tam bu wax ci waxu commerce dans la santé question boobu dafa desee leer aussi xaw ma lan la ci bëgg a wax ci commerce ci biir santé bu fekkee mën na ko leeral aussi donc en attendant ñu répondre question bi ci kaw. vaccination xale yu jigéen yi si cancer col. léegi vaccination yi loolu dafa andi débat yu bari nit ñi di wax ne vaccination bi day andi lor yeneen yi du andi lor loolu damay dellu si ci lu Souleymane Diatta docteur Souleymane Diatta wax sant def naa loolu l'islam moo ñu ko di ko wax ne nit ay superstition ak ay diw def na lii mu dal ko kon lii ak lii loolu dañ ko war a moytu. même nit su la andilee benn xibaar dafa ko war a gëstu leerlu ko ba mu leer ñi nga xam ne ñoom ñooy détracteur ñi nga xam ne ñoom ñooy bañ mbir moom ci wax ay wax yu nekk andiwuñ ci benn preuve scientifique parce que il faut se baser sur des preuves scientifiques parce que lu mel ni vaccin boo ko defaree balaa ngay am autorisation dafa am ay préalable dañ lay laaj ay conditions yu wóor yoo xam ne nit ki su ko defee lu ci am benn lor donc ça fait des années ay recherche ñu di ko def ci vaccin bi pour mën ko defal nit ñi donc biñ ko defalee nit ñi def am na ay études yu ñu saytu ba gis ne que lii amul lor boo xam ne nekk na ci ñi nga xam ne dañ ko jëloon ñu am ci ay lor parce que am na ñuy wax ne am na ñu ko jëlee ci lu ñuy wax sclérose en plaques benn genre feebar la boo xam day jàpp xam na laa koy waxee kii yàqu diggu ginnaaw bi ba mën nga paralyser donc loolu ça n'a rien à voir ak vaccin bi nii parce que amul benn étude scientifique buy wane ni que vaccin day am loolu donc lu man gisuma ci benn problème boo xam ne am na ci parce que bu fekkoon ne am na ci yaakaar naa nit ñi duñ nangu seen doom di ko utiliser. am na aussi beneen question buy wax ne que waaw ci wàllu césarienne yi donc mooy li Souleymane Diatta wax rek césarienne balaa ngay décider defal ko nit ki dafa am ay critères yoo xam ni dañ koy seet bu baax balaa nga koy def yaakaar naa ne képp kuy def césarienne balaa nga koy def di nga réfléchir bu baax xool li nga xam ne mooy point yu nekk en faveur ak yi nga xam ne moo nekk en défaveur effectivement aussi des fois day arrivé nga bëgg a opérer benn bu jigéen fekk avant nga koy opérer am na keneen ku nekkoon ci table bu gën a urgent nga dem opérer ba ñëw fekk ci wasin c'est pas parce que dafa wasin que opération bi waruñu ko woon def déedéet parce que nit war na mën a wasin ñu choisir defal ko opération parce que doom ji moo am problème par exemple doom ji mi ngi def lu ñuy wax souffrance wala yaay mi ngi saigné wala nangam sangam
léegi nag bu fekkee am nga ci diggante bi leneen lu ko gën a urgent nga nekk ci loolu nga ñëw fekk mu wasin alhamdulilah mais comme li ñuy wax rek les conséquences ça se voit pas tout de suite parce que bari na xale yoo xam ne dañuy wasin normal ñu ne alhamdulilah wasin na mais ñu dem ba ci biir yeneen complication yi yooyu nit ñi duñ ko xam dañ naan ah gis nga dañ ko bëggoon opéré léegi fat na wasin naroon nañ ko fi andil cicatrice wax léegi nag bu ñu demee ba ci biir xale bi dem ba war a màgg war a toog mënul toog war a wax mënul wax war a kii jàngi ñu gis ne xale bi xel bi demee noonu bu fekkee si dëkk tubaab bi dañuy remonté waat xale bi su ñëwee ba école primaire mu war a jàng normal ñu gis ne xale bi dafa am retard dañuy delluwaat ci accouchement bi ñu xoolal comment ça s'est passé bu ñu xoolee gis ne que kii dañ ko waroon opéré te opéré wuñu bàyyi nañ ko mu wasin bi normal na mais xale bi am na ay répercussions cérébrales te comme li mu wax sànq bopp am na cellule ci nekk yoo xam ne su xasee yàqu dootul dellu si du régénéré wu donc yooyu yëpp ay problème xëy na ñun excès ci mais dinañ ci ñëw buñ demee ba ci kanam nit dina ñëw ne la waaw yaa ma waroon defal li defaloo xale bi lii lor na ko yow yaa ko andi wala xale bi par exemple war na dox doxul xëy na am na loo xam ne waroon na ko def te defoo te ñun dañuy moytu yu mel noonu di exposer xale yi parce que c'est pas parce que nit ki accouché ne rek dañ naan alhamdulilah déedéet dañuy xool conséquences yi non seulement xale bi mën na am conséquence sur le plan du développement psychomoteur mais yaay ji si boppam mën nga gis koo xam par exemple day accouché doomu 4 kilos macha allah doom ñu judd si jàmm di kii conséquences yi ci yaay ji lay nekk da ngay gis koo xam ne daf koy nëb comme li muy wax fekk na bu ci njurukaay bi accouchement boobu mu def mu am doomu 4 wala 5 kilos génnee na bëtu njurukaay bi xam nga loolu ñun ñi nekk si biti duñ ko yëg tant que yow miy faj kooku ñëwul ci yow ne la ah man sama dernier accouchement sama doom bi 5 kilos la woon nga gis ne que kooku kat bëtu njurukaay bi am na problème soit dagg na wala génne na si biti wala am na fistule comme li muy wax wala prolapsus donc yooyu nit ñi duñ ko xam dëgg la suñu maam yi dañ daan accoucher seen néeg yi di kii ça se passait bien mais plusieurs fois on a eu des cas man maa ngi nekkoon ci benn région day gis koo xam ne doon jéem a wasin këram xale bi jiital tànk yi après boobu bi des ci kanam bi génnul mu ñëw ba hôpital yow nga doog ci jéem dara ah te day fekk loolu xale bi donc conséquences yi nit ñi duñ koy gis ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk ci structure yi ñun ñooy gis conséquence bu ñiy accoucher ci seen kër yi ak ñi nga xam ne dañuy def yenn mbir yoo xam ne c'est pas recommandé. beneen question bu fekkee mën na ko leeral après yaakaar naa on a fait le tour des questions. waaw def survolé ngeen question yi moom temps bi defe naa li mu leen may def pour répondre nañ ko su amee relance mi noonu man nag kon damay proposer ñi ñëwaat ci question yu nekkoon en attente ci suba docteur Camara tënkal ginnaaw bi ñu jox machaayix bu ñu waree complété ñu complété avant ñu yëkkati jotaay bu dul lool rek nit ñi dañuy dem benn te yëkkati bi du neex bismillah tënkal ñu incha allah. jërëjëf Bella ni ñu ko waxee ay tënk lay nekk ci bu jiitu bi am na ku fi waxu publicité ci santé dañuy wax ne rek publicité ci santé dañ ko tere bu ñu nee publicité nag cela ne veut pas dire que maa ngi organiser don de sang du ma ko wax ci rajo yi wala du ma ko wax ci télé ça c'est différent maanaam man docteur Camara ma ñëw ci télé naan ñëw leen ci man lii laay def lii laay faj lii laay faj lii laay faj ça c'est interdit donc mu ne communiquer ak publicité bokkul. voilà mu ngoog ok loi sénégalaise sur le don d'organes ak problème de genre ak problème religieux loolu dafay mel ni comme maye deret rek kuy maye deret wala ku ñuy maye deret kooku duñ ko tànnal ndax ci jullit la du jullit góor la wala jigéen donc loolu foofu noonu lañ ko tënkee donc y a pas de problème de genre amul problème religion ci côté boobu. am na ki posé question aussi di laajte ndax dafa am ressemblance entre discours bi nga xam ne moom lañu docteurs yi def ak discours yi nga xam ne moom la prédicateurs yi def ci discours prédicateurs yi maa ngi koy door a déglu fii nii donc amuñu à part thème bi nga xam ne ci période bi ñuy préparé na ko nekk thèmes yi la ñuy préparé ku ci nekk yow da nga préparé sa côté fii nii tey la nit ñi xam kii lan la préparé ak lan la joxe.
ndax mën na jëlee mort cérébrale si accouchement césarienne accouchement par césarienne. waaw docteur Aïdara je pense que ñëw na ci loolu wax ne que rek mort cérébrale boobu ñuy wax processus la bi nga xam ne nit ki day dugg réanimation egg ci benn niveau. donc wax na ni bu fekkente ni problème mu éclampsie moom moo indi li nga xam ne mooy mort bi loolu mën na dugg ci cadre mort cérébrale bi mais sauf qu'il faut expliquer aux gens que fii nii problème tension bi moom la moo jàpp bopp bi defal ko ay li nga xam ne soit hémorragie intracrânienne la bi nga xam ne cerveau bi amatul perfusion amatul irrigation cerveau bi taxaw wàcc liggéey donc ci cadre boobu la. voilà baax na donc li ci des am na ñu ci poser question loolu système bi la coût de la santé question liée à la planification des jeunes célibataires ba ci avortement médicalisé bi nga xam ne bon ñu ngi ci en phase pour légaliser ko kooku ça nous interpelle ñun ñëpp du problème mu praticien. je pense que néew na ci salle bi ñi nga xam ne bëgg nañ représenter seen askan bëgg a dugg politique bëgg a relever le défi bëgg a yëkkati seen kaddu wala kaddu yi nga xam ne ñoom la ñuy représenter. je pense que le combat c'est à ce niveau là bu ñu yaakaar ne que ñun suñu place bi fii la faw ñu enfermé wu pour wax li nga xam ne mooy suñu xalaat yaakaar naa fii rek la ñuy occupé. donc il y a des choses coût de la santé du encore une fois personnel de santé moom mooy encaissé ci hôpitaux yi. si la santé est chère c'est le système c'est le gouvernement yi nga xam ne fu la ñuy dund ñoom lu bëri dañuy tuumal personnel de santé mais boo ñëwee y a pas de place ci aux urgences malade ñëw yow amoo place kii nii lu mu ko waxee ni par exemple une présentation bi nga xam dafa ñëwee une présentation basse mu ñëw par tànk le gynécologue n'a pas de place urgence ci fu mu koy kii mais lan lay wax boo kii bi lan lay wax borom kër gi ak jabaram mais y a pas de place dem nañ seet feneen y a pas de place boobu léegi dañ koy amputé ci docteur bi ne ko kii amul xol kii ku soxor la tel n'est pas le cas nekkul këram du entreprise am état bee ko fa teg wala structure bee ko fa teg donc bu amee plainte bu ñuy plaindre c'est à ce niveau là qu'il faut aller se plaindre ñi ma jiitu fii ci docteur yi tamit wax nañ ko kaddu yi bëri na donc parfois duñu comprendre te dañuy ñëw ak émotion. Parfois tamit boo ñëwee ci hôpitaux yi say interlocuteur du personnel bi en tant que tel parce que yàlla daf ñoo nattu ñun bu ñuy faj ñun ñëppay bokk blouse peut-être léeg-léeg ñu bindi docteur fii nii léeg-léeg ñu bindi fii nii mais technicien de surface ba ci planton bi ñëppay am blouse léegi ku ci def dara rek ku wax dara rek ñu ne docteur yi donc là aussi il faut que les gens essaient de voir je pense que le véritable combat c'est quoi c'est que ñu multiplier structure de santé yi formation bi encore ñu gën cee taxaw ba pare nit ñi wóolu aussi les gens parce que ñu ngi ñëw ci problème mu vaccin bi wax nañ ko au niveau du ministère de la santé c'est des citoyens yi nga xam ne comme yéen ak ñun ñoom ñoo fa nekk yi nga xam ne aussi comme ñun ils sont préoccupés par la santé de la population décision bu génnee foofu ñëw ñun lu ñu mën a jàpp c'est ñoom ci kaddu yi nga xam ne moom la ñuy joxe dañuy daal di comprendre ne que kii spécialiste moom moo ordonné yi dañ koy nangu parce qu'on sait qu'il est scientifique et on sait qu'il est honnête dans sa décision li ci des rek ay superstition la te da ngay day indi débat yi nga xam ne kenn du mën a xam nu muy yaakaar naa lu muy yàq moo ëpp lu muy defar. Voilà donc au passage benn question docteur Diatta wax na ko pilule du lendemain moi je ne parle pas c'est sage-femme wala médecin bi koy bind ndax il a le droit de prescrire ça ou il n'a pas le droit je fais ce que j'ai à faire le lendemain je vais voir un personnel de santé peut-être parce que voilà ndax normalement pharmacien bi nga xam ne ñëw naa pour mu jaay ma pilule du lendemain bi daf ma war a exiger ordonnance boobu ma nar a bindi est-ce que war naa ko bindi sachant que
kii ma ko sekkal nii ki ma koy laaj nii nekkul ci sëy wala un enfant de 14 ans bi nga xam ne maa ngi koy recevoir ci benn structure de santé dañ ma fi teg pour consulter mu ñëw ne ma docteur wala madame dama bëgg contraception au passage di wax ne que ni le personnel de santé am na sañ-sañ joxe prestation si il y a pas d'urgence bu urgence amul maanaam kii lu tax mu ñëw wala c'est avortement boobu ñu war a defloo ndaw soosu bi nga xam ne moom moo ko bëggal boppam benn urgence taxaw fii nee ne ko madame vraiment fu mu nekk ni man ma foi ak tout ce qui concerne le truc ne me permet pas de faire ça je vous conseille d'aller voir quelque part mais bu fekkente ni là où lu ñuy poser question prédicateurs yi bu fekkente ni elle est en situation d'urgence boobu est-ce que war nañ def acte bi waruñu def acte bi tout en sachant que hôpital bee ñu fi teg liggéey bi moom ci opérer ma opérer génnal bloc bi nga génn bloc bi donc c'est valable encore xale boobu di ñëw 14 ans 16 ans ne consultation laa bëgg CPN laa bëgg planification contraception laa bëgg donc c'est des questions qui nous interpellent mais ci tënk ñu xam ne que ne système rek mooy mën a régler lii il faut que les gens se sensibilisent bu baax a baax nit ñi fu ñu war a am prérogative wax ñu wax fu ñu mënee nekk ay représentants ay porteurs de voix nekk ay porteurs de voix sinon si on continue comme ça nii rek lay mos a continuer des décisions nous viendront et on va les accepter par la force. salaamaaleykum wa rahmatulah. ki am doom bi am ñetti at te mënul dara loo koy. waaw loolu moom je pense que c'est un peu vague mais lu may wax rek bu fekkente ni am na structure de santé bi ko jegee war na naroon na ko def lu yàgg. bu ko deful aussi na dem seet ñooñu le plus souvent ay côté pédiatrie yeeg des trucs comme ça ñu seet ko lu tax enfant boobu nekk ci situation boobu. macha allah. voilà kon. bi mu interpellé après ngeen tontu si. ñaareel bi am na ku laajte woon si suba ndax chirurgien bi opéré wala jigéen bi ami doom islam am na ñaan yu mu jàngale ngir mu wax ko foofu. wallahi kilifa yi nangu ñoo wax kon seen doo nga wax bu ñuy wax avortement provoqué wala gars yi lu ñu bëgg nit ñi ñeme ko rek dañ koy rafetal avortement provoqué man lay wax du ma wax avortement médicalisé comme ni ñu koy waxee dañ koy rafetal ne avortement médicalisé man provoqué laay wax man avortement provoqué cas bi mu wax kii dafa ñëw lu raglu la lu critique la waaw mais loolu balaa ñuy dem ci njàng sax olof yi dañu waxoon ñu ne ndox mu tuuru moo gën daalu toj wala déet ndox mu tuuru moo gën daalu toj su fekkee ne risque bu ñu ragal ci yaay ji la ci ëmb bii continuer loolu ñu teg ci bët ñëpp xam ko booba nañu nangu ndox tuuru bu ñu raxasee daal di ba mu set ñu rootiwaat buñ ko defut bu ndaa tojee ëllëg ndaa du am ndox du am. tax si suuf su ma faatoo sama cër sàngam may naa la mu ne loolu ndax mën na nekk. moo tax waxul si côté santé ndax ki doon wax anonymat mais léegi si islam lay daal di. waaw bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain summa amma ba'd man de ci sama xam-xam bu gàtt gisuma ne loolu maanaam dina dagan nit ki ne su ma deewee may naa sama koor bi bu fekkee jullit la ci cadre jullit laay wax ndaxte nag jullit yonent bi sallam dafa wax ne kasru azmi al mayyiti ka kasrihi hayya maanaam nga ñëw di daggati maanaam néew bi daggati néew dafa mel ni daggati koo xam ne dafay dund kon loolu bu fekkee jullit la jullit borom bi subhanahu wa ta'ala def ko mën nañ wax ne nit en général borom bi subhanahu wa ta'ala def ko teral surtout nag jullit kon man gisuma ne loolu dina dagan même si tamit ci problème yu mel ni maanaam kiliya bi mooy réunion li ñuy wax réunion loolu tamit ñu bari ci man ci xëy na kàddu boobu moom daa jël
moom laa gis ne daal moom moo gën a wér mooy ne lu mel noonu maanaam nit du ko may bu fekkee maanaam jullit la maanaam du ko mën a maye mais bu fekkee nag du jullit gars yi nee nañ bu boobaa comme que ñoom seen luwaa yi kii na ko permettre na nit ñi ñu kii ko ñu jëfe ko bu boobaa su fekkee maanaam mënuñ ko am ci jullit bi comme ça tey jii Sénégal suñu duggoon ci kii yu mel noonu bëgg a masalan ku am problème ci benn organe ñu maanaam defal ko ñu ne ñun nañ ko kiiwee importé maanaam fu mel ni Europe mais ñu bañ koo jël ci jullit bi man daal kii boobu daal moom laa gis ne moom moo gën a wér daal kii jullit daal loolu moom man xaw naa ko fi tuuti salaamaaleykum. mooy ñaari kii. jant na am na ak xaas la. maanaam maye lépp. waaw wala benn kii. ñaar bi ñaar xaas fi wasin ak. xam nga kii dafa ne jëmbam ji yëpp. may na ko xaw xam nga kenn waaw dafa ne jëmm ji yëpp may na ko ay. waaw. kenn ci ne cër bi la may du sang. waaw. moo tax ma ne ama xaas la may jëmm ji may yegg moom ñaar yëpp may na la. amul ziyaada ak la leen bëgg leeral doxal docteur bu benn kii doxal ma docteur boo ko wax léegi borom xam-xam yu bëri ak suñuy machaayix loolu la ñu dëgëral ñoom it du dagan nit ki di may ay cër waaye nag dañuy fàttali ko tout le temps ni suñuy wax ci cadre général bi la ñuy wax ci aslu bi dinañ mën a toll ci ay état yoo xam ne état yu critique la mbir mi ñu daganal ko ci benn cas spécial waaye pour joxe fatwa ne loolu dafa dagan ni moom la ñuy ne déedéet ci aslu bi duñ ko daganal waaye nag bu ñu eggee ci yenn état yi nañ def exception comme ni ko imaam waxee sànq ad-daruraatu tubixul mahduraat léeg-léeg dinañ toll foo xam ne dañuy sàmm dund keneen te buñ ko defalul lii rek dundam dafay yàqu kon foofu ñu ne ad-darurat tubihul mahdhurat waaye loolu ci ay anam yu sew lañ koy xool il faut que su cas bi présenté woo ñu xool boroom xam-xam yi lan la ñuy àtte ci cas boobu ndigam cas boobu egg na foo xam ne dinañ yoonal li ñu tere fii wala duñ ko yoonal donc suñu waxee ci àtte bi en général mooy àtte bi ci cosaan ma waaye suñu eggee ci yenn cas yi exception mën na am wallahu taala alam damay déglu kon monsieur Tandian question bi jox naa ko gynéco bi après en privé mu tontu ko ñaan bi kon ngeen tontu ñaan bi defal ma talxiis tamit docteur bi nga xam ne mi ngi nekk bloc wàllu julleem nan lay docteur Fatou Sidi yéen a defoon gëstu bi si wàllu kii yow ak docteur Abba man dama ma gëstu de ak docteur ko du suuf fan jox ko dama jottali fadal ñaan bi am ñaan bi waaw wal si ñaan bi man ala ko leen li ma mën a wax rek mooy ñaan bi xam nga ñaan bu xaas boo xam ne pour jigéen ji aussi boo xam ne moom la war a def boo jigéen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis yi wér xam nga loolu de nag da nga gis ci suñu société bi am na yu ñenn di joxe wante li wér te wóor ci li ma xam mooy amul ñaan bu xaas bu yonent bi jàngal jigéen ji nga xam ni dafa nekk ci matu di waaju aussi ki nga xam ne tamit dafay opéré nekk bloc amul ñaan xaas boo xam ne tamit moom laa xam di jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ko ndax loolu ñëpp xam nañ ko ndax loolu amul woon ci jamono pratique boobu amul woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante leen li ñu mën a wax rek mooy ab jullit lépp lu mu mën a dugg di ko tàmbalee na ko tàmbalee ci bismillah bu dee médecin bi bu dee keneen ki tamit beneen bi tamit ñaan yi nga xam ni dafay yombalal jullit ñaan yooyu tamit moom soxna si mun na di ko ñaan
médecin bi noonu tamit chirurgien bi moom na koy ñaan aussi ñaan yi nga xam ne dafa ñëw ngir yombalal nit lépp lu muy dugg wala jullit ñaan yooyu mun na koo ñaan waaw kon lépp lu doon loo xam ne ñaan la wu ñu boyal rek moom soxna si mun na cee ñaan médecin bi mun na cee ñaan loolu daal laa xam ci wàllu boobu. loolu ci waaw xanaa li jara gën a leeral ndax ñu noppalu maanaam ñun dañoo miin ma ne dañoo miin lu nekk ñu duutal ko baaraam boppam nañu xàmmee diggante ñaari askar ak ñaan askar ay façon vocation ay tudd yàlla loolu moo soxla lu nekk ñu ne est-ce que texte nangam ñëw na ci wala déet mais ñaan moom tënkuwut ci ay baat ku nekk la nga toll loola ngay ñaan yàlla ci lu dul ngay laaj ci ab texte da nga bëgg léegi boo génnee fii teel a yegg parcelle nga jëm teel a yegg Tëngéej loolu da nga naan yàlla yàlla nag ma yombal jumtuwaay bu ma yeggale parcelle te bu ma tardé naka noonu amam doom bi itam noonu la yàlla nag ma yombalal sama mbir mi ci musal ma ci bépp lor docteur bi opéré moom ci boppam mu ne yàlla nag ma defar réussite sama mbir mi te bu ma ci gàcceel kon la ngay def seetal làkk wa nga man yow ak na nga ko bëggee na nga koy sentir ci sa bopp waxee ko noona même bu doon làkkab séeréer sax nag yàlla dana ko dégg même bu fekkoon sax séeréer lay làkk di ñaan yàlla réussir ci mbir mi yàlla day dégg loolu kon bu ñu sonnal suñu bopp ci lu nekk ñu laaj ne est-ce que am na texte ñaan bu ñëw wax nangam ndax ñu waxee ko noona bu fekkoon ay vocation la ay tudd yàlla ay sàbbal ay nangam kooku moom du dagan nga wax ko te amoo ca délire waaye ñaanuk soxla moom ku nekk yaa xam sa soxla wax ko ca làkk wa nga man ca na nga ko yëgi barakallah kon feeg bokkaale nekku ca nag ma boole baat boobu feeg bokkaale amu ca bokkaale amu ca ñaanoo njombe bokkaale amu ca ñaanoo njombe alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi julli ci ngeen ji mbindéef di sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal waa këram yi ak saxaabaam yu baax yi ak képp kuy góorgóorlu ci sunnaam yàlla na nu ci yàlla boole ñu ngi leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax ndax tàmbali nañu ci bismillah ñu ngi koy teerale ci alhamdulillahi rabbil alamin li ñu bëggoon yàlla defal nañu ci tawfiq ñu ngi ñaanal di gërëm al imam Babacar Sall moom mi jiite commission sociale bu national bi di ñaanal di gërëm mbooleem ñi koy jàppale mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne gaaral nañu seenu xam-xam ci wàllu médecine góor ñi ak jigéen ñi ci wàllu fiqh ak sharia ak sunna ci góor ñi ñu ngi leen di wax yàlla na leen yàlla fay mbooleem sunu mbokk yi nga xam ne ñoo yendoog ñun fii ànd ak ñun ba léegi ak ñi am soxla dem yàlla na leen yàlla fay vraiment kontaan nañu gërëm nañu leen lii liggéeyu lislaam la lislaam lay jëriñ ak xeet wi yëpp waaw ñu ngi wax it ci kàddu ñi sant ba ñi toppatoo añ bi it añ bi baax na alhamdulilah jaar na yoon yàlla na leen yàlla fay mi nga noonu kon daal liggéey baa ngi nii liggéeyu social dañuy ñaanal yàlla Cheikh Babacar Sall moom nit la ku yëngu fu mu féete rek day dund te dafa gëm daawa ku gëm daawa fu mu nekk luñ ko mën a dénk daawa dafa ci feeñaale fii mu ñu ko def ci côté social daawa jebbi na social jebbi na bu baax lii mooy liggéeyu Harakatul Falah ñu ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla defal tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilayk